nuyu suñu mbokk internet yi Thiès Info ñu ni suivre fu ne ci àdduna bi tey entretien exclusif dañu ñëw fii ci Ndiéyène Sirakh nekk commune boo xam ne digganteem toll na ak Xombal ci juróom-ñaari kilomètres ñu fas yéene nag sikk waxtaan ak Serigne Fallou Fall mu nekk maire bi nga xam ni moom la yàlla tegaat ci dëkk bi ñu fas yéene waxtaan ak moom li nga xam ni mooy élection yi waaye itam actualité nationale Serigne bi ñu bàyyi la nga nuyu ak suñu mbokk internet yi ñu dugg très rapidement ci entretien bi. waa koy jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu képp ko xam ne yaa ngi jàkkaarloog man di ma dégg raw na fi nag bokk Ndiéyène Sirakh raw na fi département Thiès et région de Thiès kon maa ngi nuyu mbokki Sénégal yépp di am mbégte lool nag ci occasion bi ngeen ma may pour ma jàkkaarloo ak population bi mën a wax ak ñoom. Sëriñ bi ñu weesu ay élection daanaka ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu génn muy élection locale ak départementale mu nekk élection yoo xam nag dafa ne am particularité ndax ren suffrage direct maanaam raw gàdd mooy fal ñu gis ni passé nañ ko ban jàngat nga ci am. waaw alhamdulilah élection yi jàll na yàlla dimbali nañu ci élection yi nag niru na ni dafa xaw a jafe. mais man ci côté dama gis ne dafa gën a yomb parce que xam nga bu ñu daan def élection locale dañuy defar liste yi population yi dañuy am xel ñaar est-ce que ki jiite liste majoritaire mooy doon maire bi walla bu ñu àggee ca installation ba du doon maire bii nag bi ñu defee investiture yi ba pare dafa wóor ñépp ne ki jiite liste majoritaire bi mooy doon maire bu ko defee électeurs yi dañuy xool ki ñuy wateel est-ce que kii wóolu nañu ko pour mu nekk maire walla wóolu wuñu ko pour mu nekk maire bu ñu ko wóoloo dal di koy wateel bu fekkee wóolu wuñu ko nag ñu dem wateeli keneen kon loolu dafa gën a yombal élection bi man ni ma ko gisee parce que wane na ne kii mooy kii doon maireu commune bi su fekkee wateel nañu ko loolu yomb na lool yàlla dimbali nañu ci nag parce que comme ni ma ko waxee bu ñu daan dem élection nit ñu dañuy xalaat lu bari sëriñ bi dana doon maire du doon maire dana doon maire du doon maire bii nag fii ci commune Ndiéyène Sirakh bii nag wóor na nit ñi ne sëriñ bii mooy doon maireu commune bi moo tax alhamdulilah wate nañu sawar nañu ci ñi nekkut woon ci biir commune bi sax déplacé nañu ñëw wate loolu moo ñu dimbali ñu am victoire boo xam ne ba nu wàccee ci ëttu politique bi ba léegi mësuñu am victoire bu toll noonu victoire ren bi mooy victoire bi gën a mag ci élection yi victoire bi ñu amoon mu jege ko rek mooy victoire u 2007 bi président Wade di def deuxième mandat alors sant nañ ci yàlla bu baax sant ci population wu Ndiéyène Sirakh. monsieur le maire ñu gis ni bii mooy sa 4e mandat c'est pas évident nag ñaare ngay gis ci dëkk ñu jël benn maire vraiment teg ko 4 ba 5 mandats ndax à chaque fois day am renversement avec les tendances générationnelles boo xoolee xale yi tey dañuy ñëw ñoom it di laaj dëkk bi mu mel ni sax mag ñi nga xam ne féete nañoo ak yéen dañuy ñëw di laaj dëkk bi foofu noonu nan nga jàngate woon candidat yi seeni programme ak yow sa programme. xam nga élection locale. candidat bi moom mën na dem ba 5 mandats 6 mandats 7 mandats mi ngi aju ci programme am ni muy liggéeyee commune bi mu yor mi ngi aju ci relation yi mu am ak waa commune bi mu dëkkal mi ngi aju ci personnalité bi mu am ak comportement bi mu am moom ci boppam. mais loolu nemmeeku nañ ko ci candidat yi nga xam ne ñoo nekk fii ci commune Ndiéyène Sirakh boo xoolee ay jeunes yoo xam ne taxawoon nañ laaj commune bi yor seeni programme nit ñi apprécié lu est-ce que foofu sëriñ bi casquette religieux bi nga évoqué woon jàppul tey militants yi ban votel la. casquette religieux bi ci la bokk parce que Sénégal lépp diine la du ma wax ne bokku ci mais candidat yi doon jàkkaarloog man. ñoom mëtuñu ma ay adversaire lu tax nga wax loolu mais ay jeunes lañu sëriñ bi ñoom itam yor seeni programme am ay xalaat bokk ci dëkk bi war koo laaj ñoom it pour lan nga leen ni jàppe loolu te ñoom ñu war na mën a tabax. xam nga mën nañu tabax mën nañu yor ay programme mën nañu kii mais programme bi ñu yor boo ko dendalee ak programme bi ma doon exécuter ak bi ma yor da nga koy xeeb
man maa ngi yor programme mu développement ci la sukkandiku ba développer commune bi yeggale ko foo xam ne mësu fa àgg te maa ngi yor itam nag programme boobu fas yéene ko continuer ci li nga xam ne moom laa jublu si loolu laa expliquer population bi ñoom itam ñu expliquer seeni programme population bi tànn sama programme alors nee naa la matuñu ma ay adversaire ci seen expérience matuñu ma ay adversaire ci seen comportement matuñu ma ay adversaire ci suñu situation sociale loolu moo tax bi ñu demee ba élection yi jeex loolu dafa feeñ lool fés lool gis nga man bi may jël commune bi dama jël commune bi rek sama programme li ci jiitu woon mooy ñetti yëf laa defoon mu nekk sama priorité moo di hydraulique parce que ndox mi parce que bi may jël commune bi dëkk yu bari amuñu ndox ñaari forage ñoo fi nekkoon te 37 villages la ñu am ak 21 hameaux ñaari forage yooyu fi nekkoon benn di paan ak di ñu di ko dépanner. doon ma 37 villages yëpp ñëpp am nañ ndox fi mu nekk nii ñëpp am nañ ndox macha allah sama commune mooy première commune au niveau national ci ndox parce que man rek maa fi yor ancien communauté rurale bu yor 9 forages. mais sëriñ bi ndox aussi buñ koy wax ndox moo xam ne sell na te yaatu itam baax na parce que Aquatech boo xoolee am na commune yoo xam ne ñi ngi leen wër ñi ngi xeex naan Aquatech seen ndox est-ce que loolu aussi dalul commune yu Ndiéyène Sirakh am yow fan nga sukkandiku ba teg loolu. macha allah Aquatech moom agsi wuñu sama commune bokkul ci commune yi ñuy jox Aquatech loolu nag sama secret la boo xam ne maa ngi koy dox ci biir réew mi parce que naka jekk man am naa sikki sàkk ci jaay ma ndox ma wëlbatiku jaayaat ko nit ñi teg ci sama bénéfice ba noppi mu gën a yomb loolu moo tax yàlla dimbali na ma ba sama commune bokkul ci Aquatech am naa ay partenaires les arabes ñu di ma jàppale ba fii mu nekk nii may wax ak yow maa ngi ak 9 forages ci sama commune yoo xam ne man maa ko gas 2 forages ñi ngi fonctionner 2 forages rek laa fi fekkoon fi mu nekk 9 forages am na fi les 37 villages yëpp yóbbu naa fa réseau ndox bi 37 yëpp les hameaux tout yóbbu naa fa réseau ndox bi. ñaareelu ponk yi lan la ñaari priorité yi nga xam ne moom nga demee woon parce que ndox mi wax nga ko. wax nga ni satisfaire de population bi yeneen ñaari lan la. xam nga ndox dafa am solo moo ci la yàlla bind lépp mais bu pare li gën a am solo mooy wér-gi-yaram boo wérul doo liggéey doo jaamu yàlla moo tax sama deuxième priorité moo doonoon santé bi may ñëw ci commune bi ñetti poste de santé laa fi fekk benn poste de santé bi nekk ci chef-lieu communal bi képp moo ci baaxoon yeneen ñaari poste de santé yi macha allah parce que benn bi mag ña fa dëkk muy Bukaba ñoo cotisé woon tabax ko amul solo noona donte UGP ba fa nekk jàmbaar la lool gën na ca góorgóorlu ba mu rafet doy na waar beneen bi colon yi ñoo ko fi tabaxoon avant indépendance mooy bi nekk Mbulaxteen dëkk boobu ngeen yegg dafa demoon ba ay tiwil lañ ko xadde woon tiwil yi di daanu bâtiment bi yàqu ba bu ñu gouvernement bi affecté IGP sax day def tout pour jóge fa bi ma dikkee man ak IGP yi ñu jàppaloo ñu dal di yeesal poste de santé de Kaba almaa yi jàppale nu ci ñu yeesal ko tabax beneen poste de santé tabax beneen maternité tabax beneen logement IGP tabax beneen logement sage-femme tabax beneen logement pour personnel u santé bi avec 200 millions. mais sëñ bi tabax aussi ak équipé matériel beneen affaire la. dañu gis ni sa commune am na ñuy dem ci hôpital Fiacre Coly di faju ji est-ce que kon matériel bi war dëgg ma nga fa. bon hôpital Fiacre Coly district la centre de santé la man ay poste de santé laa yor ci sama commune donc kon dafay jaadu ci sama waa commune bu ñu jógee ci poste de santé bi loo xam ne ëpp na ko doole mais ñu dem ci centre de santé bi nga xam ne mooy Xombal nga xam ne moo polarisé commune de Xombal commune de Toubatoul commune de Ngoundiane commune de Thiénaba ak commune de Ndiéyène Sirakh kon jaadu na ci sama population bu ñu jógee ci poste de santé yi ñu dem eggale seen paj ci centre de santé boobu bi ma jógee Kaba Mbulaxteen yeesal naa ko dama tabax beneen poste de santé tabax naa fa poste de santé tabax naa fa maternité tabax naa fa logement IGP
tabax naa fa logement de sage-femme équipé ko bi ma ci jógee Ndouf ak Ndingler ñooy population commune bi fi la ëppee ma ñëw yokk fi poste de santé inauguré naa ko avant élection yi yàggul dara mboolem village yu mag yi nekk ci sama commune tout def naa fa case de santé alors at mu nekk dinaa jënd ay médicaments doté ko les postes de santé ñetti UGP yi fi amoon ma jox leen ko fi mu nekk 4 UGP la donc yàlla dimbali na ma ba kenn du jóge ci sama commune fa nga dëkk di faju ji dox lu ëpp 2 kilomètres amul. kon wér gi yaram gi daal. macha allah. beneen priorité bi lan la. alors xam nga boo amee ndox am wér gi yaram da ngay tabax doomu aadama parce que doomu aadama pour nga tabax infrastructure baax na waaye boo tabaxul doomu aadama ba mu baax doomu aadama bu baaxul lu mu fi fekkoon mu baax dana ko yàq mais doomu aadama bu baaxee lu mu fi fekkoon jagul dana ko jagal loolu moo tax ma jël éducation muy jàng ak yar def ko muy sama 3e priorité fii ma toog di wax ak yow fukki école ak ñaar laa fi fekkoon dolli naa ci ñetti école muy fukki école ak juróom école yooyu ma fekkoon yépp clôturé naa ko école yi ma fekkoon mu am ay abri provisoire yépp dindi naa abri provisoire yi def naa fa ay classes fii mu nekk nii Ndiéyène Sarax mooy commune bu xam ne amul abri provisoire te tous les écoles clôturé nañu ko ba mu des ñaari école yoo xam ne moom laa programmé nii fas yéene ko clôturé ci 2022. ci sa mandat bi di ñëw. ci sama mandat bi di ñëw. ñu gis ni éducation lu am solo la mu nekk baat bu gàtt waaye dafa yaatu ndax boo xoolee njàngum nasaraan dina ko ëmb waaye njàngum arab dina ko ëmb fan nga toll ci institut islamique yi est-ce que pare woo ci sa mandat bi may ko li nga xam ne moo di commune Ndiéyène Sirakh ndax gis na ne léeg-léeg xale yi dañuy génn di jàngi. xam nga man li ma gëm mooy école française du ma wax ne baaxul mais am na rëq-rëq moo tax bi ma dikkee di tàmbali di créer ay école it ay école franco-arabe la créer gouvernement bi ànd na ci ak man ma def école franco-arabe fii fi Ndouf mi ngi cycle complet def naa école franco-arabe fii ci Ndiéyène Sarax mi ngi ci cycle complet am naa it ay partenaires fu mel ni Al Azhar am na 3 écoles franco-arabes ci biir commune bi maa ngi am ay partenaires ak ONG bu ñuy wax Mus'ab Ibn Umayr ñoom itam ñi ngi ñuy tabaxal ay école donc man li ma gëm mooy nit yàlla daf ko bindal ko bopp bi baax mu mën a am ay langue yu mu dégg yu dul benn yu dul bi mu nàmp diine mitam dafay farata ci moom ndax dunduk àdduna gi dafa gàtt te bu ëllëgee diine moo koy jariñ dama gëm ñu former suñuy gone ci àdduna ba ñu jekku àdduna mën ko gérer waaye ñu former leen ci diine ba ñu mën a waajal seen ëllëg ci àdduna moo tax sama formation bi may former doomu Ndiéyène Sarax yi ma bëgg mu nekk formation franco-arabe ngir ñu mën a jekku seen l'islam. monsieur le maire ñu gis ni aussi ci nga xam ni tendance yi amoon na ñu gis ci ay liste parallèle maanaam ñu ne ci biir Benno Bokk Yaakaar gi nga xam ni ñoom tey ñoo la tabaat ci Ndiéyène Sirakh ci seen liste ñu gis ni am na ñoo xam ni ci Benno lañ doon revendiquer fii ci Ndiéyène ay liste parallèle lañ amoon duñ ko tudd nag waaye gis nañ ko fi liste parallèle yooyu est-ce que jàppoo ni mën na créer benn divergence ci seen biir yéen waa Benno ba liggéey bi ngeen war a liggéey ngir njariñu Macky Sall ci élection yi ñu dëtmal mu xajamal ko wala ñu dem sax ba Macky jël ay sanctions jëm ci yéen. liste parallèle bi nga xam ne moo amoon fii ci commune Ndiéyène Sarax liste la bu ñàkk fayda parce que bi ñu demee ba élection yi jeex 200 quelques voix la am. liste parallèle bi 200 quelques voix. mais 200 quelques voix baax na. au moins di nga am benn représentant ci conseil municipal bi monsieur le maire. waaw mais xam nga 200 quelques voix ci ay élections yoo xam ne mat na 7000 ëpp na sax 7000 voix commune boo xam ne ay 13000 inscrits moo fa am nga dem élection am 200 quelques voix moom bi mu paree sax da doon saaga population bi dem na yoonam gisatuma ko xaw ma ci moom dara moom def na liste mais liste bi amul benn effet. ci Benno Bokk Yaakaar waa Benno Bokk Yaakaar toppatoowuñu ko sax les primo-votants le fekk ay Dakar ak yooyu mu nax leen ñu xaw ko wateel ay 200 et quelques voix bon amul solo ñi ci des ñépp nag bokkuñu ci Benno Bokk Yaakaar
ay candidat am na candidat boo xam ne dafa libre bokkul ci benn parti am na candidat boo xam ne dafa bokkoon ci parti réew mi nekkoon na ñëw ci Benno Bokk Yaakaar mu bañ am yeneen candidats yi ñoom ils sont libres. bu ma déggee sa kàddu daal dafa mel ni da ngay xaw a wàññi tuuti candidats yi wàññi seen base ak yooyu installé nañ la def nga équipe municipale fasciné ngaa liggéey ndax tey jii respecté ngeen li ñu tuddee loi parité ndax boo xoolee nekkoon na ñagas-ñagas ci installation conseil municipal yi boo jëlee sax Guédiawaye le cas de Ahmed Aïdara ak yooyu vraiment juróon na agitation ak Aliou Sall mi nga xam ni rakk la ci président de la république ndax liste parallèle yooyu fii ci Ndiéyène Sirakh respecté woon ngeen ko ba kenn ku ne ngeen jox ko ci vraiment fii moom respecté nañu parité bi xam nga réew ay texte ak ay loi moo ko yor boo nekkee ci réew mi mu teg ay loi da ngay tënku ci loi yooyu nga xam ne réew mi teg na ko parce que loi yi bi ñu koy teg le président de la république moo ko xalaat def ko muy projet de loi assemblée nationale bi wate ko te président bi fi ñëw dindiwu ko député yi fi ñëw dindiwuñu ko ci amendement donc comment adresse dindiwuñu ko ci projet de loi donc loolu moom kon ku nekk ci réew mi da nga ko war a respecter moo tax ñun respecté nañu ko bi ñuy def investiture parce que boo defee sa investiture te respecté woo parité bi le sous-préfet daf koy rejeter kon ñun ñëpp respecté nañu ko bi ñu dikkee ba ci installation bureau bi respecté nañ ko parce que 4 vice-présidents la ñu am 2 yi góor la 2 yi jigéen la donc respecté nañu parité bi. d'accord moom lu am solo monsieur le maire ñu gis ni juróomi at itam yombul juróomi at buñ la ko dénkee ak yi weesu xëy na am na yoo def mais am na yu des parce que buñ déggee sa wax am na dëkk yoo xam ne aussi satisfaction bi ñuy xaar ci yow gisaguñ ko juróomi at yi lan mooy say priorité yoo xam ni fas yéene nga koo song ngir nga gën a mën a émerger commune. xam nga bi ma paree ci sama 3 priorités yi gisoon naa ne commune bi dafa lëndëm. ma ànd ak état bi pour mu jàppale ma commune bi leer commune bi fii mu nekk nii daanaka mi ngi ci 85% de taux de électrification rurale léegi mu egg te sama programme nag mooy li fi des ci ay dëkk te amuñu courant ma def tout pour ñu dal di am courant man lii sama yéene mooy 2022 bi balaa jeex sama commune dootul am village non électrifié. yooyu yéen dëkk la yéen ci mën a jàpp cité ci ñett. mën nañu am Ngijaan xaali mën nañu am ndimb Màccimbaan mën nañu am Njaarga côté bi yëpp looloo fi des côté bii yëpp loolu moo fi des alors bu fekkee ne côté bii la Baako moo fi des. donc kon daanaka commune bi 37 villages yi ak 21 hameaux yi ci ëpp amul courant bariwul yooyu amul courant nag laa bëgg ñu yóbbu fa courant maa ngi koy ñaan yàlla dimbali ma balaa 2022 bi di jeex ñu yóbbu fa courant. tali bii nga jaar mi ngi jógee Xombol jaar Ndiéyène Sirakh dem Njagañaaw dem Sandiara président de la république bu fekkee déglu nga ko ci message à la nation bi muy lim tali yi ñuy defar yi ñuy programmer moom ci la bokk tàmbali nañu liggéey bi ñu ngi ko tàmbalee Sandiara jëm si Njagañaaw bu ñu dikkee ba Njagañaaw dañuy continuer ba Xombal loolu it mi ngi bokk ci sama priorité parce que fi mu ne maa ngi def démarche pour Mansour Faye wax entreprise bi ko yor mu def ñaari équipe benn bi tàmbalee Xombal bu ko defee liggéey bi dana gaaw gis nga suñu gone yi ñu ci bari ñu ngi Dakar ñeneen ñaa ngi Thiès ñeneen ñaa ngi feneen loolu it dafa bokk ci samay priorité ma créer ay employés ñu dellu siwaat ci commune bi ñu dëkk liggéey fi def naa ci dara nag parce que installé naa 2 usines ñooñu jël nañu li ñu mën a jël tàmbali nañ liggéey bëgg na maa créer waat ay industriel ci biir dëkk bi am naa ay partenaires yoo xam ne maa ngi waxtaan ak ñoom pour ñu installé waat lu mu néew yeneen 2 usines ci biir commune bi balaa sama mandat di jeex pour xale yi am fu ñu liggéeyee alors ndox mi it soriwul lool
bëgg naa joxe exemple moo tax ma wax sama premier adjoint parce que moom opérateur économique la pour mu gas ay forage commencé liggéey ba nit ñi xam ne mën nañu liggéey fii nord mën nañ fi liggéey nawet même man jënd naa suuf gas naa forage maa ngi fas yéene def loolu dama bëgg itam jàppale population bi samay partenaire gas ay forage ñuy liggéey nawet di bay nord pour réew mi pour commune bi développer loolu daal bokk na ci samay priorité. Justement monsieur le maire sànq wax nga tali bi nga xam ni moo tàmbalee Xombol jëm Mbuur mu nekk tali boo xam ni daanaka li mu jur ci fitna bari na boo xoolee ay l'accident dafay am souvent poussière yi di jàpp nit ñi ci seen kër yi mu ne inconvénient yoo xam ne diirub ñaar fukki at askan wi ñu ngi koy dund concrètement ndax pare nga jàkkaarloog président de la république ak ñi mu àndal ci liggéey bi ñu gaaw parce que nekk na besoin boo xam ne demande urgence la. loolu kay def naa ko sax jàkkaarloo dama ak président de la république ñu toog ma waxtaan ci ak moom président de la république moom nam dam jël na décision ci sama kanam te décision bi ma jëloon mi ngi koy appliquer parce que xam nga président bu demee ba message à la nation mu di ci wax dara loola lu ko ñor la kon jàppal ne tëli boobu moom lu ñuy defar la bu soobee yàlla tëli bi nag dafay tëli bu am solo gis nga ñaari autoroute yi muy autoroute de Mbour ak autoroute de Ila Touba mais tëli bi moo leen di jàppale tëli bi itam ñaari route nationale yi muy route nationale numéro 2 et route nationale numéro 3 benn bi mi ngi jëm Kaolack benn bi mi ngi jëm Touba mais tëli bi moo leen di jàppale boo xoolee ñaari marché hebdomadaire yi nga xam ne ñoo gën a rëy fii ci département bi muy marché hebdomadaire de Sandiara et marché hebdomadaire de Touba Toul mais tëli bi moo leen di jàppale tëli bi dafa bokk ci développement wu Sénégal waxuma développement wu région Thiès rek mais ci développement wu Sénégal la bokk moo tax ma taxaw nag montrer ko président de la République expliquer ko moom sax mi ngi toog premier ministre toog ba président de la République jël décision nag fas yéene defar tali boobu. mais loolu yàgg na monsieur le maire parce que premier ministre c'était au temps de Boun Abdallah Dionne te boo xoolee daanaka 2019 le président génne décret daal di raaye définitivement poste premier ministre Sénégal ñi ngi koy tëgg sax mais xam naa dinañ ci ñëw ci suñu biir émission mais est-ce que loolu yàggul aussi parce que dafa mel ni buñ la déggee toog bi nga toog ak président xaw na yàgg ndax Boun Abdallah depuis lors def na 2 ans 3 ans loolu itam nekkul lu xel mën a nangu bu fekkee population bi ni seetaan ñi ngi bàyyi xel li ngay wax. waaw mais 2019 yàggul 2019 ci la ñu tegaat président de la République ci boppu réew mi mu commencé di liggéey te boo ko xoolee ba ñu toogee ñu waxtaan ak léegi liggéey na fi def nañu étude des projets yi def nañu appel d'offres yi jox nañu ko entreprise fas yéene nañu ko exécuter ci 2022 donc diggante 2019 ak 2022 yàggul ci état boo xam ne dafa yor république yor ay projet di def lu bari donc kon yàgg gi moom duma ci d'accord yàggul. Serigne Fallou Fall tête de liste majoritaire coalition Benno Bokk Yaakaar nga gañ commune Ndiéyène Sirakh waaye fële ci Thiès moom dafa am chamboulement parce que lu mësta am moo am ñoo xam ni 20 ans yor nañu pouvoir bi nekk ci di doxal te dañuy tëddi nelaw sax léeg-léeg mën nañ koo wax Thiès voté leen ci seen confiance ak seen dayoo ñu xëy daal di transhumé dem créer mburoog soow dolli ci seen góor yaa suukar ko ba mu baax toog vraiment di ko jëfandikoo Thiès itam di leen xaar ak seen i carte gis nga débâcle bi am Yewwi Askan Wi benn coalition boo xam ni gars yi foogewuñ ko woon ñu ñëw ravager 3 communes d'arrondissement ak commune ville jàngat bi lan la échec boobu ban responsabilité nga ciy tiire. waaw balaa may tontu dinaa xamal ñi may déglu ne man tam Thiès laa dëkk parce que bi ma jàngee alxuraan ba pare. Thiès laa defee sama cycle moyen bi ma fa jógee ba jàngi ba dellu siwaat itam affecté nañ ma Thiès ma liggéey fa 11 ans bi ma demee ba samp kër itam ba man dara am naa kër Thiès sama soxna muy doomu xalif général de Mouride Thiès la nekk donc kon na waa Thiès jàpp ne seen dëkkandoo la Thiès nag dama bëgg ñu wax dëgg rek. dëkk la boo xam ne yàlla daf leen a nattoo opposition gis nga bi fi Abdou Diouf nekkee Thiès dañu opposé bu metti Boubacar Sall yàlla na ko yàlla yërëm diriger ko
jaar nañu ak Abdou Diouf ay barab bi fi Abdou Diouf jógee ñu ànd ak président de la République du Sénégal maître Abdoulaye Wade parce que ba ñu opposé moom la ñu àndaloon bi ñu àndee def 2001 2002 2003 Idrissa Seck commencé am problème ak maître Wade 2004 ñu fantasiroo delluwaat ci opposition 2004 ba 2022 ñi ngi ci opposition 2022 président Idrissa Seck gis na li gën ci réew mi gën ci moom gën ci population bi mooy mu boole dooleem ak doole président ñu liggéey Sénégal bi mu ko defee mais ci la lii xewati ñu dellooti ci opposition kon Thiès dañu war a xoolaat seen bopp daje seetlu xool ba xam opposition bi ñuy dem est-ce que arrangé la leen est-ce que taxul suñu dëkk bi fa mu waroon a àggu fa loolu lu am solo la résultat yi weesu it loolu suyee na ci rôle beneen bi ci topp mooy nit ñi nañu jàngat li xew Thiès Idrissa dafa ñëw ànd ak président muy mburoog soow ñu ànd mu joxe instruction parce que Idrissa nag moo ëppoon doole Thiès président jox ko ñetti communes yi mu investir nu war a liggéey dem mais ay la yéwén sunu waa Benno Bokk Yaakaar yi mais dañu d'accordul ci li président def ànduñu ci. maanaam li ne bi Thiès. waaw ñaata candidat nga fa gis yoo xam ne ci Benno Bokk Yaakaar lañ bokkoon. bari na kon ni daal sanction gi nga xam ne Yewwi Askan Wi jëw nañu jël soow mi sutti ci xorom daanaka yéen laale ngeen ci. dafa mel ni sax yéen ci dolli loolu ñu naan sucre vanille. Benno Bokk Yaakaar ay la yéwén wate wuñu ni ñu war a watee ci liste yi nga xam ne moom la Idrissa Seck samp dañu def ay candidats ay liste parallèle dem élection waa réew mi ñi Idrissa Seck investir waa réew mi ñoom ñëpp ànduñu ci mais ñàkk a wateel nag liste yooyu mais taxul ñu bàyyi réew mi il faut ñu bàyyi xel loolu gis nga man gëm naa ne élection législative yii di ñëw mais dañuy gagner massivement Thiès. bu soobee yàlla. non xam nga làqutukaay boo meree amoo foo jëm fa ngay dem mais maire dong la am na lu ñuy wan président Idriss Seck man xam naa ne président gis na ko. am na lu ñuy wan président de la République xam naa ne président gis na ko jàpp naa ne dinañu boole seeni doole pour jubbanti loolu bala noo egg ci législative yi kon jàppal ne Thiès lii ma la wax ci opposition day seen jikko xam nga mag lu mu yar doomam bu doom ji màggee it day def loolu waaye itam nag ñàkk a bennoo ñoom ci seen bopp loolu it dafa feeñ ci résultat yi xam nga yàlla nee na boole leen seen bopp mu nekk benn te bu leen xëccoo bu ngeen xëccoo seen force day dem ngeen yoon jox force boobu moo dem ñi ci yoon ndombee tànk jamono bi bokk ci liste parallèle yooyu xalaatuloo leen dara seen ëllëg ak président Macky Sall parce que président Macky itam bu bëggee gagné fa mu am ay leaders yoo xam ne vraiment dañuy taxawaan yor benn background bi maanaam jege askan wi ñu koy amal aussi ay avantages est-ce que njotoo loolu ci sa xel sëriñ bi. li ma jot mooy président de la République du Thiès dong au niveau national la war a xool ñi yor poste yi xool lan la ñu mën xool nan la ñu demee fa ñu dëkk xool lu tax mu jox leen poste yi gis nga ñi yor ay ndomba tànk ci département bii am na ci ñoo xam ne doo leen woo ba jot leen doo leen ñaan audience ba ñu may la ko donte kilifa nga comme ñoom donte yaa leen gënoon a doon kilifa sax ci ay jamono. te yéen a ngi ci biir benn bien sûr man damay wax dëgg rek am na ci ñoo xam ne président daf leen a war a xoolaat parce que li tax mu jox leen ndomba tànk yi mérité wuñu ko taxawuñu ci wetu population bi jàppale wuñu leen mais ñooñu na leen xoolaat y a des directeurs généraux y a des ministres y a des PCA y a des parlementaires mais président def na ci département Thiès lu bari mais nañu xoolaat loolu président war na xoolaat kay ñi mu nommé ñi ci matul lañu doon mu yebal leen feneen te nommé ay nit ñoo xam ne dinañu mat lañu doon
xam ne ay nit lañu comme nit ñi xam ne dañoo war a jaxasoog nit ñi wax ak ñoom gis nga Augustin Tine bi mu nekkee ministre des forces armées mais boo ko ñaanee audience mu recevoir la boo doonee kilifa ci département bi boo ko wooyee mu wuyu la su ma nee faj sa soxla faj ko su ko mënut leeralal la mais y a des ministres yoo xam ne ñu ngi ci département bi nee naa la mënoo leen a woo jot leen mënoo leen a ñaan audience gis leen. kon sëriñ bi boo moytuwul daal seen mburoog soow bi daal boo moytuwul bu tuuruwul de li ci des bariwul Siré Dia nekk PCA poste jeune bu Ndiomut nekk itam président conseil départemental bu Thiès yaakaar naa ni am nga représentant ci département bi bu Ndiomut wala xëy na di nga bokk ci ñiy xelal ak di jéego lan ngay wax coalition bi ci 70 000 voix yi nga xam ne am nañ ko seulement te Yewwi Askan Wi yeewi leen. waaw suñu mburoog soow bi balaa maa dugg ci question boobu mburoog soow bi moom jegewul tuuru sax ndab li yëngatuwul sax moom ma nga fa mu nekkoon y a des problèmes yu ndaw yu nekk ci biir loolu dañ koy faxas ba mu set continuer ak suñu mburoog soow bu soobee yàlla jël nag chocolat bi def ci wutaat suukar def ci ngir gën a amaat doole. alors Siré Dia xam nga président de la république moo tànn candidat wu communes yi moo tànn candidat départementaux yi président moo ko tànn nañu kii mooy jiite liste départementale nun ay militants lañu mais militants yu discipline la ñu war a doon moo tax man defe naa sama résultat wu commune macha allah ci départemental yi donc lu ma mën itam ci wàllu xel ak xalaat danaa ko xelal président Chiré pour mu réussir ñun ñëpp ñoo réussir yow sax ci ñi réussir nga bokk parce que yaa ngi ci département Thiès kon ñun ñëpp war a ñaan pour mu réussir même opposition bi sax war nañu ñaan parce que fii ak élection locale des na juróomi at ñoom ñëpp war a ñaan jàppale ko pour mu réussir jàpp naa ne daal président tànn na ko nit ñi respecté nañu waa département bi nga xam ne ñoo nekk ci monde rural respecté nañ ko votel nañu ko monde urbain itam waa commune de Thiès la ñu ca man def nañu ko doon na président départemental ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam. amiin ñu jëm nag législative daanaka fii ak ñetti weer ndax mois de juillet lañ wax ban taxawaay la Serigne Fallou Fall en tant que maire commune Ndiène Sirakh fas yéene amal ndax dugg ci liste yi la wala def sa benn bannière boo xam ne coalition ngeen di demee ngeen am représentant. waaw xam nga législative yi moom jàppal ne 2000 ba ma duggee ci ëttu politique bi ba fi mu ne élection yu ne maa ngi koy waajal man duma xeeb élection bu ñëwee rek buy ñëw rek damay def li ma war a def pour am ca ndam la ma war a am maa nekk nag ci biir liste yi xam nga kilifa warul wax ne man bëgguma nekk nangam warul wax itam ñu jub ay élection mu taxaw publiquement ne dama bëgg nekk nangam man loolu d'accorduma ci en tout cas doomu réew mi la am naa compétence su nekk assemblée nationale mais am naa compétence su nekk feneen itam aujourd'hui maa ngi nekk ambassadeur itinérant maa ngi ko nekkoon ci wetu Wàdd mën na nekk ëllëg ma nekk leneen lu gën a fort ambassadeur itinérant mën na nekk leneen itam ñu dugal ma parlementaire loolu moom mi ngi aju ci gis-gisu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yore parti bi tey investir en tout cas su ma nekkee ci liste yi danaa liggéey pour liste Benno Bokk Yaakaar am ndam su ma nekkul ci liste yi danaa liggéey pour liste Benno Bokk Yaakaar am ndam maa ngi ñaax rek kilifa yi ne leen nañu xool bu baax ñi ñuy investir bu ñu investir ngir moom a neex nañu investir nit ngir compétence am ak relation ak population yi bu ko defee bu ñu àggee ca résultat ba dana baax parce que relation compétence am dana feeñ ci résultat ya. d'accord daanaka ñaari at ñuy wax poste premier ministre sénégalais yàkkamti ko waaye itam opposition bi yàkkamti ko ba xam réellement gouvernement bi nan lay définir ay politique de développement am ngir nag mu gën di man di satisfaire askanu Sénégal laata muy yegsi ci PSE bi nga xam ne moom la définir ci 2035 fi mu toll nii poste premier ministre boobu lan nga ciy xaarandi ci gouvernement boobu. waaw xam nga président Sall. du moom rek moo fi njëkk a dindi poste premier ministre fekk na ñu dindi fi poste premier ministre amatu fi mu warta jëlee ay expérience dikk na dindi na ko
dem na ba ci biir xam na ne mënula ñàkk. bokk naa ci ñi gisoon bi mu koy dindi ne lii muy dindi dana gàllankoor réew mi parce que premier ministre dafa nekk lu mënula ñàkk ci Sénégal léegi nag delloo siwaat nañ ko alhamdulillah rabbil alamin mu des nomination bi nag moom képp la yàlla jox dooley mu nommé ku ko neex waaye ku nekk sañ nga nag am ci xalaat man daal xalaat naa ne président na nommé nit koo xam ne ñi ëpp ci réew mi bëgg nañu ko nit koo xam ne li mu koy dénk mën na ko nit koo xam ne du ñëw ci premier ministre ci poste premier ministre toog di xool photom boobu moom président de la république parce que su ko defee it da koy dal di dindiwaat parce que boo nommé nit mu ñëw di xool sa fauteuil liggéey du mën a liggéey lañ koy liggéeyloo bu liggéeyut la ñu koy liggéeyloo mais da ngay am obligation pour dindi ko. mais sénégalais sonn nañ ci gouvernement technocrate ndax daanaka moom lañ ñuy wax gouvernement technocrate le président Macky Sall di teg gars yi dañu am seen expérience dañu nangam mais à la limite da ngay gis ni ay gàllu góose day am ci yenn ministères yi wax nga ko sànq ni am na ministères yoo xam ne dañ leen woo duñ leen jot audience yéen kilifa yu day ni yéen ngeen bokk biir Benno di xeex ngir Macky Sall am ndam mënu leen a jot ci ministres yi kon sénégalais yi fu ñu jëm ministres yi ban regard ngay am ci ñoom. ministre yi daal moom ñi nga xam ni ñoom la Macky fas yéene yeesal ci gouvernement bees. ministre yi daal moom yii fi nekk am na ci ñooñ nañu fi jóge ay la yéwén parce que liñ leen di def loo mënuñu ko ñi muy jël na leen tànn enquête de moralité nañu ko respecté def enquête bu baax ci ñi ñuy jël. gis nga am ay diplôme yu kawe amal doctorat amal loo mën a am taxul la mën a administrer taxul la mën a doon kilifa ci gouvernement na seet ñi nga xam ne am nañu xel mu leer am nañu jikko ju sell teg ca nag compétence ñooñu bu leen tànnee ñu yore gouvernement bi dinañu ko wan résultat bu baax mais nag gouvernement bii gouvernement yi mu fi teg diggante 2019 ak léegi ay la yéwén bari na ci ñoo xam ne la ñu leen di def loo mënuñu ko. mi ngi noonu kon xam naa du ñàkk président de la république bu déggee sa wax ji dina seetaat gouvernement bi ndax sénégalais yi moom sonn nañ te bëgg nañ gouvernement boo xam ne amal na leen njariñ sa kàddu gu mujj ci opposition bi nekk ci diwaanu Ndiène Sirëx te ngeen dem élection macha allah fitna amut lépp def ngeen ko ci fair play comme ni nga ko waxee gaañ nga leen dem nga sax bay minimiser seen poids parce que xam naa jàpp nga ne ay plein la nag yooyu nekkuñu ñoo xam ne am nañu doole wala ñu am background bi lan nga leen di tàllal comme message ngeen ànd liggéey commune bi ci jàmm. xam nga bëgg moom kenn ku nekk sañ ngaa am sa bëgg-bëgg boo bëggee it sañ ngaa wut moo tax candidat yooyu yedduma leen ci jéem a jiite commune u Ndiène Sirëx mais nag politique ay fan la war a doon campagne électorale ay fan la war a doon bu population bi tànnee ñu respecter population bi li mu tànn nañu teg nag politique bi fële te àndandoo defar suñu commune ñoom ñëpp lay woo comme ni may wooyee cadre Ndiène Sirëx yépp te ñëpp sax ay cadre lañu parce que benn nga nekk cadre intellectuel wala nga nekk cadre ci liggéey wala nga nekk cadre ci expérience ñoom ñëpp laa woo pour nu àndandoo tabax suñu Ndiène Sirëx ma ne kuy doomu Ndiène Sirëx indil sa brique man la yàlla def may architecte bi nañ indi seen brique dinaa ko jël tabaxal leen édifice bu rafet bu ñëpp di seetaan donc loolu laa leen di wax di leen wax itam nag ne leen nañu jëfandikoo seen xel jëfandikoo sa xel mooy li ngay wut nga xool ba xam ndax ki ko yor war nga koo mën a nangoo ci moom wala déet nga jëfandikoo sa xel mooy nga xool li muy def est-ce que boo jotee ci li nga wut da nga mën a def lu ko gën wala déet te li nu war a intéressé nun ñépp mooy la commune de Ndiène Sirëx kon maa ngi leen di woo fu fi waay nekk na bàyyi la mu nekkoon teg politique bi fee te ñu jël Ndiène Sirëx teg ko ci suñu kanam te liggéey pour tabax commune bu jëm kanam bu développé. jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yi ñu doon topp ci Thiès Info ak plateforme yi nga xam ne moom la làmbool gis nañ ci cappaandaw gi ci seen entretien exclusif ñu dalaloon Serigne Fallou Fall nekk maire commune Ndiène Sirëx sekkoon nag moom waxtaan ñu ngi leen di jaajëfal ak beneen invité jërë ngeen jëf.